Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro 15 minutes pour convaincre. Tey nag dañu déplacé wu daal di ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Fatima Touré nekk ki nga xamante ni mooy vice coordinatrice des femmes Pastef Kër Massar. Laata ñuy sóobu ci biir waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci Info 15 Fatima ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Kër Massar di nuyu section communale Kër Massar bu Pastef di nuyu waa Info 15 di nuyu Sénégal yëpp daal macha allah. Gis nañu fi nga xamante ni fi la réew mi toll ñiy dund ci li nga xamante ni mooy mbas mi li nga xamante ni mooy deret nekkoon loo xamante ni nii jamono ji ci ginnaaw dafa manqué woon bu baax a baax ba nit ñi doon ko sàkku. Samedi bi la weesu yéen waa Pastef ngeen taxawoon ni da ngeen di organiser benn bés pour def li nga xamante ni mooy don de sang laataa ñiy jëm ci bés bi ngeen xibaar ñu ni ñu loolu dañu koy dàq ba jëmi jamono ñu bëggoon a xam lan moo waraloon ngeen dàq ko. waaw dàq bi de meruñu ci. ndaxte bu fekkee directeur des centres de transfusion dafa génn ne banque de sang yi amatuñu pratiquement deret def appel à la population sénégalaise ñu teg ci ay fan rek sunu président le président Ousmane Sonko génn daal di ciy def benn communication bu am solo demander à ce que patriotes yëpp génn dem maye ji deret donc bi mu waxee loolu je crois que le 4 le président Ousmane Sonko lancé journée semaine patriotique de don de sang patriote yëpp nag yëngatu génn maye deret patriote yi kenn nekk ci daal dugg ci à fond ba li mu lay wax noonu en un temps record mooy ci diir bu gàtt banque de sang yi refusé du sang ndax bu fekkente ne dañu toog ne banque de sang yi amul deret ñu toog ci diir bu gàtt ñu ne banque de sang yi mënatul jël deret ndax banque de sang yi dañu fees kon loolu lu ñu def dudul sant yàlla santaale nag suñu président Ousmane Sonko ndax gannaaw ba mu génnee def communication boobu la patriote yi génn ak sénégalais yi nag ndax yaakaar naa ne du militant Pastef yi rek y a des sympathisants de Pastef yoo xamante ne ñi ngi fii ànd ak ñun ci liggéey bi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax banque de sang yi fees deret donc loolu ñun duñu def te dul kontaan ci. ak fi nga xamante ni fi la réew mi toll ba nga xamante ni dem nañu ba li nga xamante ni mooy deret di ñàkk ndax tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ci côté ñi nga xamante ni ñoo féetee ci wàllum paj mi. Est-ce que ñoom itam jaaduwul woon ñu xoolaat bu baax a baax ndax deret warul mën a ñàkk ci diir gu néew ñu wax ñu ni kii na ñu waxaat ñu ni ñu deret ji fu mu toll nii amatuñ fu ñu ko def ndax loolu yenn na maanaam. waaw mooy li ñuy wax rek parce que xam nga ne loo gis dafay am lu ci war a jiitu comme président Macky Sall rek bi mu fi génnee temps yi rek il a dit que ni il va revoir l'ordre des priorités santé nag nekk ci yaakaar naa ne ci priorité yi mu nekk ci benn. te deret ñun ñëpp xam nañ ne duñ ko defar ci pharmacie duñ ko jaay ci pharmacie te duñ ko fabriquer donc nit moo ko mën a may nit war nañu mettre nit yi dans des conditions yoo xamante ne ku bëgg a maye deret comme li ñuy wax keroog bu ñuy def suñu point de presse bi samedi wax nañ ne dañu waroon décentraliser centre de transfusion yi gis nañu ne 2 jours après ministre de la santé jël na projet de loi bi déposé ko assemblée nationale ay yaakaar nañ ne duñ ko ranger ci tiroir yi daañu ci taxaw mu nekk priorité ndax deret moom dafa nekk lu essentiel ci vie doomu aadama te nit mënu koo jënd. donc kon su ma la déggee ginnaaw bi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy seen président Ousmane Sonko génnoon na daal di wax ni que ni woo na patriote yëpp ngir ñu daal di dem maye ji deret ginnaaw yeneen ak yeneen yi nga xamante ni cité na ko mais deret gi moo ñu si intéressé bi mu ko waxee ñi ni li nga xamante ni mooy centre yi fees na. yéen tamit bi ngeen ñëwee kon yéen ci niveau Kër Massar bi ñu leen waxee ni que ni fi ñu war a def deret yi dafa fees yéen it da ngeen a def comme seen président mooy tamit da ngeen am beneen message boo xamante ni moom ngeen lancé ndax da ngeen a wan ministre bi ni ko loolu jaaduwul ngeen lancé ko message sa message bi ngeen ko lancé dafa mel ni duggul ci nopp yoo xamante ni nopp yu tëx la. waaw loolu la parce que bu ñu waree def don de sang et don de sang bi maa ngi fàttaliku c'est la JPS départementale. ñoo doon organiser don de sang bi au niveau de Pastef Kër Massar donc avec JPS Pastef Kër Massar département de Pikine yëpp ñoo doon waroon ñëw pour organisation journée boobu donc bu ñu waxee loolu suñu président ñun ci ay tànkam rek la ñuy jaar ndax fii ñun politiciens yi fi nekk muy suñu mbokk waa APR yi dañu doon wax sax am na un jour ñu wax ne ñun waa Pastef Kër Massar ils sont à l'image de leur président ñun dañuy kontaan ci loolu ndax bu ñu nee doom ja ndey ja nga mer sa ndey baaxul rek ñun nag comme Ousmane Sonko la ñuy àndal di politique buñ ñuy gis ci doxinam kon ñun ñu ngi ci yoon bu baax bi
ñi ngi ci yoon bu baax bi et yaakaar naa ne li ma ko waxee woon rek sénégalais bi nga xamante dafa dëkk fële Fongale mi fële sénégalais bi nga xamante dafa dëkk Bagadaaj ji wala Kébé Ngoudane wala ca biir Bawal bu bëggee maye deret war na mën a yomb ci moom war nañ ko mën a jël dugal ci centre de transfusion mu mayee fa deret ndax deret yi fa nga koy mayee ñooñu war nañ ko mën a utiliser foofu lañ ko war a mën a utiliser que ne ñu toog 2020 ñu dem ba 2020 di wax ne banque de sang yi amul deret loolu dafa yenuwul maanaa dafa yenuwul maanaa ndax aussi bu ñu waxee dañuy jël lay ne pandémie bi effectivement mais pandémie bi dafa ñëw fekk fi ay dialysés ñoo xam dañu feebar les hémodialysés di soxla deret ñi nga xamante ne dañuy accidenté di soxla deret ak jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi accouché di war a soxla deret donc tey pandémie bi bu ñëwee nit ñi ragal a dem ci centre de santé yi du ñu def dudul rek comme ni ko Pastef dafay organiser rek sénégalais yi génn mayee deret. voilà ci pandémie boobu sax la ñuy wax gis nañu mbas mi ba mu duggee ci Sénégal ak léegi wala boog laataa mu fiy dugg ba mu duggee Chine ba fi mu jaar yëpp gis nañu jëye yi nga xamante ni def na ko ba yëg si fii nga xamante ni mooy ci Sénégal gis nañu tamit lim bi fi nga xamante ni fi la tollagum jamono ji Kër Massar lim baa ngi wëy di yokk tout le temps ñu ngi gis ni que ni cas communautaire yi ñu ngi wëy di am fii ci diwaanu Kër Massar te bu ñu xoolee dafa mel ni daal Kër Massar mën nañu ni mbas mi amatu fi ndax tey boo jaaree fu mel ni ci rond point bi dinañ gis foofu moom dafay yéeme de trop yow naka nga gisee mbir bu ni mel. ah Kër Massar de moom ku ne xam na fii mesure dañ fi yéex a jël ay mesures Kër Massar cas communautaire yooyu ñuy wax noonu dañ fi yéex a jël ay mesures ndax bi mbas bi duggee biir Sénégal. bu fekkonte ne mesures yi suñu autorités yi waroon jël nañ ko à temps xëy na kon du woon demee nii mais dañu bàyyi yow fii nga dëkk Kër Massar nga dëkk gis nga mbas bi dugg si na da nga daan ñëw boo daan ñëw station Kër Massar bi ci rond point bi da nga daan tiit ndax da ngay ne lii mënta nekk et puis jël lépp lal ko ci ay politique ndax lan yaa ngi xalaat peut-être que ne ñii war naa leen mën a soxla pour ñu voter mu war a dara amul benn mesure boo ci jël amul benn mesure bi soo xam ne suñu autorités yi jël nañ ko ci tey nii bi ñu waxee ñu allégé mesures yi ñuy jëloon de telle sorte que nit yi ku ci nekk yaa ngi dox comme si da ne amul woon dara amu fi woon dara xew fi woon et yaakaar nañu que ne loolu nag sénégalais bu ci nekk yaa ci war a nekk sa responsable bopp et puis autorités yi dañu leen fi teg pour ñu administrer pour des raisons politiques moo tax lii fi am nga gis ko cas communautaire yi nag bu ñu sañoon ñun ndax Kër Massar la ñu dëkk moom la ñu am daf fiy yem mais ak lii ñu gis nii dañuy tiit. xam nga début pandémie bi mu amee wax nga ko sànq ci sa biir wax kenn sentiru ko woon ba mu dugg biir Kër Massar léegi nag suñu njiit yi dañu xaar ci fii ci niveau Kër Massar dañu bàyyi ba mu dugg biir Kër Massar ci la ñu gis ñu commencé di génn di ci wax teg benn comité di ko topp mais bi ñu demee ba benn jamono ñu ne ñu cas yi jeex na biir Kër Massar dafa mel ni depuis lors nit ñi dañu lâché ba jamono jii nii sax. cas yi ci niveau Kër Massar xaw na takku lool ba mën nañu ni romb na 30 mais dafa mel ni tey sentiruñu ne sax amatina cas yu am déggatuñu ñu ciy wax maanaam jotatuñu information yi ñu ci waroon a jot comme ni ñu ko daan jotee avant ñi ñu doon annoncé bu njëkk ni jeexoon na ak yeneen ak yeneen. waaw communication bi moo baaxul rek ndax bu fekkente ne da nga war a communiquer ci dara mbas bi ni ñu ko jëlee communication bi ni ñu ko jëlee moo baaxul ndax bu fekkente ne dafay soog a dugg. xam nga loolu dañuy wax ne day def comme genre benn courbe bu ñuy wax day def benn mise en train bu demee mise en train def benn temps fort bu defee temps fort wàccaat retour au calme mais boo xoolee mbas mi dañuy jékki-jékki rek def temps fort amul mise en train temps fort léegi nag fi ñuy war a defee temps fort bi ñu def fa mu nekk mise en train ba du ma wax sax retour au calme ndax amuñu woon mise en train bay dellu si waat retour au calme donc communication bi da ngay lâché dañu lâché bi mooy lan communiqué li ñu ca waroon wax tiital nit ñi fa yóbbu seen fit yi nit ñi ragal toog seen kër yi mais après ñu gis ne lépp liñ ciy wax boo ko xoolee ba ci biir nekkul amul après nit ñi dañuy wax ne mais ñii dañuy fontoo nit ñi dañuy wax ne ñii dañuy fontoo donc population bi dañu naan ñoom dañu dem vaquer ji à leurs occupations parce que nit ko aussi doo ko tëj ci biir këram nee ko toogal joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan yorul lu mu liggéey te nga xam ne kooku da daan xëy suba dem wuti ji lu mu indil waa këram nga téye ko ci biir këram amul lu mu lekk amul lu mu naan kooku bu ko pandémie bi yóbbuwul xiif mën na koo rey bu ko pandémie bi yóbbuwul mais yéen waa Pastef yow bokk nga ci ñi jiite jigéenu Pastef yi yéen waa Pastef Kër Massar est-ce que yéen tamit am na ay jéego yoo xamante ni def ngeen ko ci biir pandémie bi ay ñun dañu teel a jóg nag ñun waa Pastef dañu teel a jóg
parce que ñun dégguñu Pastef benn yoon pandémie bi ñëw na nit ñi dégg nañu fii tey ñu ni kuréel sàngam ñi ngi joxe ay masques ñii ñi ngi def nangam mais Pastef moom dem nañu ba daal pandémie bi ba ñuy wax ne daal mi ngi waaj a jeex ñi ngi toll si wàllu maye deret ñu leen di soog a dégg. waaw peut-être yéen a ngi soog a dégg yéen ñi ngi soog a dégg ndax comme li ñu ko waxee rek ñun dañu xool concerté wu suñu biir xalaat ne nit booy dimbale nit bi ngay dimbale mu sonn nga war a yëkkati vivre jox ko kooku am na noo ko koy joxe da koy soxla sax waaye du ko jël ndax bu fekkee da nga war a joxe dimbali nit ki ci lu mu war a dundee ak dignitéem nga ñëw jël ay caméra wekk ko lonk ko àdduna bi yëpp di gis ngay jël keeb di ko dugalal wala jël diwlin di ko dugalal kooku mën na leen wax sax baax na te fekk na soxla na ko. kon daal su ma la déggee yéen seen ni ngeen di doxalee côté boobu da ngeen ko doxalee doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon ni taawanu alal birri wala taawanu alal ismi wal udwan maanaam tey nit ki boo fekkente ni yaa ngi ngeen di dimbalante na ngeen dimbalante ci mbaax te bañ a dimbalante ci lu bon kon tey yow miy joxe fexeel ba sa loxo ndeyjoor bu ko sa càmmo njëkk maanaam kon yéen ci cadre boobu ngeen ko defee. waaw noonu lañ ko dundee nag noonu lañ ko dundee ndax bi ñu concerté woo ku ca nekk fa nga dëkk am na koo xamante ne soxla na dimbal googu dangaa toog yëgul sax yëgooti non da nga jékki-jékki rek toog ñu diri indil la dugalal la sa biir kër danañ koy indi ba sa biir kër nag woowuñu kenn pour mu ñëw jël si ko distribuer nañ fi ay masques sensibiliser nañ fi dugg def ay sensibilisation dugg ci population bi di leen wax waxu jàngoro bi mais yooyu yëpp jarul woon ñu dañu yaakaar ne jarul woon ne ñu di ko médiatiser ndax dañu yaakaar ne loolu suñu devoir la nekk suñu devoir lañ nekk ndax kat mbas mi bàyyi fi kenn de bàyyi fi kenn te du fi bàyyi kenn donc Pastef taxawaay boobu lañ fi am distribuer nañ fi ay masques dañ nañ fi ay journée de sensibilisation distribuer nañ fi ceeb mais loolu jarul woon comme ni ma la wax rek nit ki booy joxal booy def lu baax fexeel ba sa loxo ndeyjoor bi koy joxe loxo càmmoñ bi bu mu ko yëg waaw. gis nañu tamit ginnaaw bi mbas mi duggee ci réew mi rek son excellence monsieur Macky Sall daal di jël lu tollook 1000 milliards daal di ni moom lay def pour dimbalee ko ñi nga xamante ni dañu loru ci Covid bi. fii ci diwaanu Kër Massar yàggul dara commencé woon nañu jug ci li nga xamante ni mooy distribution denrées alimentaires yi ci yéen seen niveau ndax jàppoo leen ni loolu lu ñu yéexe la. waaw distribution vivre yooyu sax mais li ci nekk lépp nit ñi dégg nañ ko yëg nañ ko xam nañ ko amul woon lu ko gën a yomb tey bu ñu subventionné woon vivre yooyu population bi duñ ci jot. bu ñu ko subventionné population bi duñ ko jot Kër Massar fii am na lu fi njëkk a dugg lu dul loolu ndax mairie Pikine yónnee woon na fi ay vivre loolu yéen ñi dëkk Kër Massar yëg ngeen ko. voilà Ablaye Timbo am na loo xamante ni jotoon na ko joxe ci maanaam communes yi nga xamante ni dañu nekk ci département Pikine yëpp jotoon na leen ci jox. mais je pense que yéen ci niveau Pastef amoon ngeen représentant ci comité de suivi bi parce que am na comité de suivi boo xamante ni ci niveau mairie bi tegoon nañ ko te boobu wax nañ ñu ni couche yëpp jël nañ leen maanaam parti yi nga xamante ni ñoo fi ne moo xam ñu nekk pouvoir opposition ñëpp dugal nañ leen ci biir kon donc bu fekkente ni loolu faay am na ci kon yéen am ngeen ci part de responsabilité. da ngay gëstu ba xam da ngay gëstu rek ba xam ndax Pastef dugal na loxoom ci yooyu ndax ñun lu ñuy dugg day leer xëy na loolu la ñu xam loolu la ñu xam moo tax associé wuñu ci dara waaye ñun terewul Kër Massar la ñu dëkk dañuy def politique dëkk Kër Massar et bu ma la waxee élection présidentielle Pastef moo fi jël deuxième ak moyens yi fi APR dugal lépp Pastef fi jël deuxième kon bu ñuy wax force politique Kër Massar mënuñu wax beneen parti fii te bu ñu waxee xëy na APR Pastef lañ ciy teg kon bu ñu defee dara dañ ci associé kon xam nañu ñun suñu taxawaay moo nan lañ fa war a taxawee xëy na moo leen dul arrangé moo tax associé wuñ ci dara mais ñun Kër Massar la ñu dëkk fii la ñu dëkk te kenn mënuñoo génnee ci biir Kër Massar. mais yéen waa Pastef ndax jàpp ngeen ni distribution denrées alimentaires yi moo xam bi fi Timbo indi la moo xam bi nga xamante ni moo bàyyeekoo ci Mansour Faye ndax ci niveau Kër Massar jàpp ngeen ni nekk na loo xamante ni jaar na ci yoon. waaye yow bi fi Timbo indi yow vidéo yow war nga koo gis sax le maire Moustapha Mbengue ay militants am la ko jox ñu jël seen doo jël seen pot di natt ko taasul te loolu wax dëgg yàlla ay militants taxu ko woon jóg population Kër Massar rek ko taxoon a jóg les nécessités ñoo ko taxoon a jóg waaye gis nañ ni mu ci taxawee vivre yi ngay wax nii yi gouvernement bi indi ñun ñu ngi ciy am parce que lu fi nekk nag dañ koy topp école bi ñu ko dugaloon zone de recasement fii tawte mais ay quantité bu bari tooy fa yàqu fa Moustapha Mbengue bi ñu ko wooyee di ko wax ne ceeb bi dañ ko war a déplacer dugal ko ci biir classe yi lan la wax ceeb bi du ceebam ceebu gouvernement bi la ceebu état Sénégal la donc état Sénégal mooy ki war a fay lu dugal saako yi ci biir saal yi ma yaakaar ne moom bu fekkee dafa nekk maire Kër Massar ñu indi ndimbal pour waa Kër Massar
lu mel noonu am ca yaakaar naa waru fi woon nekk di def calcul ay ceebu état la ak ceebu mairie Kër Massar ndax ceebu population Kër Massar la te moom muy le premier des Massarois kon taxawaayam foofu rafetlu wuñu ko loolu ngay wax it biñ ca tolloo noonu dafa ne nañ ñëw parce que préfet nee na day ñëw séddale ceeb bi ñu jël bon yi am ñu jox seeni bon yooyu it yow fii nga dëkk la ci nekk xam nga ko ndax bu fekkee dañu wax ne quartier bu nekk 65 familles lañ fay jël am na quartier yoo xamante ne si kaw lan la ñu jëlee 65 familles yi parce que waroon na am clé de répartition boo xamante ne mooy permettre ku ca nekk lañ ca war a am nga am ko ca ndax. mais ñoom nee nañu dañu favoriser ñi nga xamante ni ñoo am bourse familiale. waaye yow bourse familiale yi jàngalekat yi nekk ci bourse familiale nga dugg ci kër fekk papa yaay doom sama xaritu doom sama càmmiñ benn kër nga gis buñ leen joxee ñoom lañ ca war a am rek tonu ceeb mën na faa dugg ndax yow xam nga bourse familiale dañ ko politiqué kër ngay dugg borom kër ga am jabaram am doomam am xaritu doomam am rakkam am ñooñu buñu jëlee benn famille ñu dugal fa 5 personnes rek am bourse familiale ñu dugal fa 5 loolu mais xam nga ne séddale bi mënul jaar yoon bourse familiale bi li ñu politiqué la voilà yaakaar naa li ñu dese si waxtu wi taxatu ko bëri mais fi nga xamante ni fi la ñu toll ci niveau Kër Massar ñëpp a ngi wax ni que ni diwaan bi moo xam Kër Massar Tivaouane Peulh ak yeneen war na war a mën a am li nga xamante ni mooy département ki nga xamante ni mooy le député maire Moustapha Mbeng di ci dox ay jéego yu bëri commencé na di ci waxtaan ak ay kuréel yu bëree bëri lu ci mel ni ñu féetee Jaxaay Tivaouane Peulh ba ci sax ay parti yu nekk fii ci diwaanu Kër Massar ndax yéen waa Pastef jamono ji consulté nañ leen pour boole leen ci waxtaan boobu. Moustapha Mbengue dama yaakaar dafa ragal waa Pastef Moustapha Mbengue de deful dara lu mu boolee waa Pastef te pourtant nag ñi ngi moom xam na ne waa Pastef ngi fii Kër Massar loolu moom kenn du ko laaj xam nañ ne waa Pastef ngi fii Kër Massar waaye ñun xaaruñu ko ci loolu Moustapha Mbengue kay daf ñu ci fekk si waa Pastef xëy na nag moom lu muy def day xool ñu ko arrangé yi nga xamante ne boo xëy ñu ne ko tu es le plus beau tu es le plus gentil di ko tàccu ndax politiciens yi nag yaakaar naa loolu la ñuy wër Pastef nag fu mu nekk dafay wax xalaatam fu mu nekk dafay wax idéem waaw ndax ñun loolu la ñuy politiquer loolu nag on applaudit ndax loolu moom amul ku koy bañ ndax Kër Massar dafa war bi mu war a nekk département dafa yàgg Kër Massar a ëpp Guédiawaye foofu te Guédiawaye gi ne nekk département bu ñu toogee bay wax Kër Massar fait plus de 600 000 habitants loolu buñ ko deful département lan mooy nekk département. voilà ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga joxe sa kàddu bu mujj waxaale ñu ban yóbbante ngay jox ñi nga xamante ni ñooy sa mbokku jigéen ñi rawatina ci pandémie bi nga xamante ni si la ñu nekk. waaw ñu gën a farlu rek ndax jigéen moom xam nga dañoo farlu ma di leen ñaax rek ñu gën a farlu seet xale yi bu baax continuer li ñu leen di wax di raxas loxo yi bu baax di seet xale yi bu baax wàññi dox gi wàññi wax gi toog seen kër yi seet njaboot gi. waaw loolu daal la ñuy wax jigéen ñi di leen ko dénkaat ndax bu ñuy wax kër jigéen a tax ñu di ko wax donc nañu jàppale suñu njaboot daal jàppale suñu borom kër yi jàppale suñu njaboot yi parce que jigéen a moome foofu seet moom bu ñu koy wax ci kër jigéen a ko yor ndax pandémie bi moom daal lu jar a ragal la ndax loo xamante ne bàyyi fi baadoo la bàyyi fi borom xaalis bàyyi fi mag bàyyi fi ndaw et puis jeunes yi man surtout jeunes yi laay waxal du ma wax sax jigéen ñi ndax bu ñu waxee ne peut-être jeunes yi ñoom ak seen croissance dañuy résister au virus donc sa kër am na koo xamante ne mënul résister virus bi ndax mag la boo xamante ne génnul yow xale bi boo demee ne yow yaa ngi résister virus bi mën nga génn dem dox ji sa ay soxla dem mën nga ko indil mag bi ci sa kër donc ñu leen di wax ne ñu bàyyi xel loolu ci bu baax a baax tey ñaan ñi nga xamante ne wopp nañu ci pandémie bii yàlla yëkkati leen ñi nga xamante ne suñu borom moom la leen suñu borom xaare aljanna ak bépp néew bu ñu fekk bër sàkk ñi nga xamante ne dalagu leen yàlla bu mu leen dal te suñu borom gaaw yónneenu saafara ndax lii war na fay jóg ndax nag nërmel na àdduna daal àdduna. voilà ñu ngi lay jaajëfal ci invitation bi nga xamante ni accepté nga ñu ko. waaw maa ngi leen di jaajëfal man aussi di nuyu waa Info 15 bu baax a baax di nuyu population Kër Massar yëpp. di nuyu la section communale de Pastef Kër Massar bàyyiwuma kenn mag yeeg ndaw yeeg jeunes yeeg jigéen ñeeg sunu coordonnateur Ousmane Diop la présidente des femmes Ramatoulaye Ndom ak le coordonnateur des jeunes Babacar Mbaye bàyyiwuñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di jox rendez-vous daal
waa Kër Massar yi 2024 te leen nag dañu taxaw dëgg ndax yaakaar naa ne nag boobu ba léegi ñi ngi wax 2024 élection présidentielle la locale yi nag war nañ cee wax bu ñu jàpp pandémie ndax maire yi Moustapha Mbengue mi ngi wax maire gëj naa nekk maire ci ajak-jak gëj nañu nekk maire ci ajak-jak ndax seen mandat jeex na bu yàgg ñu prolongé ba mu jeex bu yàgg kon fi mu ne nii maire yi amatuñu maire war nañ taxaw nag wax ci lu jëm ci élection yi jërë ngeen jëf. voilà ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité ci seen émission 15 minutes pour convaincre.